21h. mbokk yi asalaamaaleykum jaajëfal leen bu baax ci fasante ko lóore gi ku gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kàddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur lu ceeg suñuy diwaan juróom-ñeenti waxtu bisimila ci xibaar yi. li ci gën a fës daal na ci rek bokk gannaaw jàppante yu tar yu am diggante nag nappkat yu Guet Ndar ak yafare ca dëkk boobu di Sagna ca territoire bu réewum Gambie ba kenn daal di ciy faatu waxtaan dox na diggante nag autorité yu Sénégal yu Gambie ba woote nañu ak jàmm dinañ ci daal di dikk ci ndorteelu xibaar yi lay doon mareyeur nag yafare ca diwaanu Kaolack ñoom maire ba futu la ñuy def jëme ko ci ministre bi ñu dénk wàllu nag napp gi ñeenu daal ñaari ayu bés a ngi nii camion frigorifique yu bàyyi ko Mauritanie te indi espèce su jën yi nga xam ne nag daanaka bariwu fi la ñu daal di nag bloqué union mareyeur yi nag di ko ñaawlu jàpp ne nag bu ñu saafarawul li ni mel ñoom dàquñu sax ba daal di ci wàcc ci mbedd bi dinañ ci daal di nag jukki dinañu wax jëme itam ci dogal bu ministère bu ñu dénk wàllu enseignement supérieur daal di nag jël jëme sax ci daal di joyanti lépp lu aju ci wàllu niveau boobu di master la ñu daal di nag gis fexe ba diplôme yi ñu mën koo daal di nag fësal ci ñëpp am ci yoon yi ñu ko daal di jaarale ca la ñuy nekk amal nañ ceeb ndaje ca diwaanu nag Mbour ministre bi ci boppam dañ ko ci daal di teewlu ci leeral yamu ca daal di nag indi Guy Marius Sagna ak la mu daal di nag dakkal grève xiifal bu mu fas yéenoo nag door gannaaw médiation bu bàyyi ko nag ci xalif général des Mourides nañ ci daal di teewlu kii di nag avocat bi daal di dëggal ne daal nañ koy yóbbu sax ca prison bu Sébikotane moom maître Moussa Sarr nañ ko teewlu ci biir xibaar yi dinañu wax itam ci grève bi nga xam ne beneen syndicat national bi ëmb techniciens yi liggéey ministère agriculture yaa di nag amal ministère bi nag nee na mbir moomu lu leen bett la ndax ñu ngi ci ay waxtaan yu xóot ba jàpp nañ ne sax dinañ saafara mbir mi bu yàggul dara dinañ ci daal di nag jukki xibaaru bitim réew foofee nag réew yu bari daal di fas yéene nag vaccin boobu di AstraZeneca ñu daal di koy nag teg ci suuf yi ci mel ni France Allemagne Italie ba ci diwaanu nag Espagne ñoom ñëpp nañu jamono ji daal dañ koy daal di nag ajandi nañ ci daal di àddu bokk na ci ponk wax sa xalaat yi sax wàllu mbas mi ak la muy faat ci bakkan diggante démb ak tey fukk ak juróom ci ay nit nañ ci daal di àddu wi ci des nag mooy wàllu calendrier électoral bi aju ci wàllu local yi 2021 2022 ak législative yi ba ci présidentielle bi na ko rek ñenn di sàkko possibilité yi la ñuy jukki woon ci kanam ñu daal di ci ubbi antenne bi Alioune Badara Socé la ñu àndal ci sottandikukaay bi faram fànce gi neskis lay doon. Adama Ndione ci kàddu gi ñu daal di koy nag doore ak jafe-jafe yooyu am diggante nappkat yu Guet Ndar ak citoyen ya fare ca Sagna ab dëkk la ba nekk ca Gambie jàppante woon fi nag la ñu amee woon ba am kenn ku ci daal di nag faatu ci jàppante yooyu autorités yu Sénégal ak yu Gambie nag daal di ci amal ab ndaje dox tànku jàmm ngir daal di dellu si Moustapha Dieng mi secrétaire général union nationale pêcheurs artisanal yu Sénégal di ñaawlu nag jàppante yooyu daal di am nee na jamono ji daal ñu daal di delloo si jàmm ji mooy farata bi mooy suqali koom-koom gi ñu déglu ko moom Moustapha Dieng ak Mamadou Camara. man Moustapha Dieng laa tudd di secrétaire général UNAPAS. tey si suba dañu yeewoo ak njaaxle bu rëy ak tiis ndaxte dañu yëgal ni ñu waa Gambie yi de dañoo xëy suba dal si kaw moolu Guet Ndar yi. ñu ni lu ko waral ñu ni dafa am benn mool bu bokkoon ci gaalu Guet Ndar yi dafa demoon ci benn hôtel di fa def naka su dul noonu xeex fa gardien ba mujj faat bakkanam loolu ba mu amee waa Gambie yëpp jóg nag songu mool yi xam nga mënoon nañu jàpp ki ko def rek yóbbu ko ci yoon kon ñëpp dinañ ci ànd mais xam naa ni ci métit bi kii bi ñoom ñëpp bi ñu gisee seen mbokk mi daal ñu faat ko ñu jóg dal ci kaw mool yi dal ci këru mool yi taal seen mbaal taal seen gaal taal seen kër indi fa jafe-jafe yu métti wante ministre de la pêche taxaw na ci taxawaay bi mu si war taxaw ba mu mat sëkk ñi nga xam ne ñoo nekk ci ministère bi yëpp ñoom it taxaw nañ ci taxawaay bu rafet côté Gambie it kilifa Gambie yi it leen ci waroon yëpp def nañ ko ci ndax yëkkati nañu ba yëkkati armée bi yëpp ñu ñëw taxaw pour jàmm mën a am kon nag vraiment ñoo ngi gërëm di sant gërëm suñuy autorité di gërëm autorité Gambie yi xam ni moolu Sénégal ak waa Gambie yàgg nañu ànd yàgg nañu nekk te jàmm rek a mës a dox seen diggante kon dañuy ñaan yàlla rek jàmm dellu siwaat dañuy ñaan yàlla jàmm dellu siwaat ñu continuer waat na woon bu njëkk ànd liggéey
ndax waa Gendar yi ñoo ngi fay bëgg waa Sénégal yi ñoo ngi fay bëgg yàgg. di signer contrat ak ay usine farine de poisson di liggéey ak usine farine de poisson yi foofu. waa Gambie yi di si gis seen bopp. waa Sénégal yi di si gis seen bopp. kon jàmm rek la ñuy ñaan. ñun daal ñoo ngi regretter vraiment li am. jéggalu bu baax suñu mbokku Gambie yi di jéggalu bu baax suñu mbokku Gambie yi. xam ni lii kenn ñaanu ko woon yàlla lii di am diggante Sénégal ak Gambie ñu gërëm bu baax nag kilifa Gambie yi ñu gërëm leen bu baax a baax ndax seen taxawaay mën na sëkk lépp dellu si na lépp calme na lépp dellu si na si jàmm. ñu daal di nag des foofee ca diwaan nag Kaolack ak mareyeur yi ñoom dañoo daal di mere ministère fi ñu dénk wàllu nag napp gi ñoom ne ñu ñaari ayu bés a ngi nii camion frigorifique yi nga xam ne nag ñoo leen doon nag indil yenn ci ay espèce u jën yi réew mi di soxla la ñu daal di nag bloqué union mareyeur yu marché central bu poisson bu Kaolack jàpp ne doxalinu ministère boobu tegu ko nag ci charte yi lu ñu daal di santaane ñu ngay menacé sax daal di nag manifester bu fekkee saafara ñu bilee jafe-jafe kii di Sayer Ngiraan mooy président bu marché central bu poisson bu Kaolack ñu déglu ko ak Mamadou Camara. dafa am ay naqar yoo xam ne mareyeur Sénégal yëpp a ko bokk ne mooy jën yi nga xam ne te jën yi dem na ba nga xam jéggi si loo xam ne neexuñu mooy suñu digganteeg ministère bi jën yi nga xam ne mooy jóge ko Mauritanie nga xam ne mooy koom-koomu Sénégal ndax Mauritanie ñoo ñuy defar ay licence yoo xam ne ci Sénégal mën a sukkandiku pour am jën te dem na ba nga xam ne ministre bi bëgg naa baare oto Mauritanie te oto Mauritanie ñun mooy suñu intérêt ci la ñuy jaay ci la ñuy dundee ndax jën yi nga xam ne moom lañ tiim nii mooy jóge ko Mauritanie ñun moom la suñuy bokk jaay moom la ñuy jënd ñun di ci faj suñu soxla di ci dundal suñu njaboot suñ ko baaree ci Mauritanie nag Mauritanie am na droit baaree ay licence am su ko defee ñun jën duutu am Sénégal moom loo si mën si dégg Mauritanie rek ma wax lu mu dégg ndax jën yi nga xam mooy jógee ko Siwaal wala Mbuur wala Jifir wala Tanja yu yëpp amaluñu njëriñ ndax dafa seer waaw Mauritanie rek moo ñu mën a jox ay licence yoo xam ne mën nañ cee sukkandiku pour am jën bu baax te wala licence yi dama ay oto yoo xam ne Mauritanie lañ jógee ko ñu baare seeni jën ci ay wax joo xam ne jógeewul fenn foo xam ne ci muy acteurs yi ñun ñooy acteurs yi ñun la war a laaj ndax ñun ñi nga xam ñooy jaay jën ñun la war a laaj suñu jafe-jafe waaye danoo dégg ay dégg-dégg rek xëy baare oto jaamur yi suñ ko baaree Mauritanie ñu jox ay licence am na droit baare seeni licence ñoom it jën bi bu ñëwut yàqu-yàqul ci Sénégal gépp la rawatina Kaolack gi nga xam ne bi ñëw mooy jën dafa seer ci Kaolack rawatina fi nga xam ne mooy région yi nga xam ne moo wër Sénégal gépp jën bi nga xam ne mooy jóge ko Mauritanie moom la ñuy dundee waaw su ko defee suñ ko baaree ñun fuñ jëm jën bi nag moom mooy deem am na boo xam ne gis la moom mooy dimbale askan wi benn su doon sëdd wala njaane wala beneen jën bu mënti doon kilo bi nekk na 3300 jën bii mën nga ko am ay 1000 francs 1200 te bu baax na ci askan wi suñ ko baaree benn kilo sëdd askan wi mënu ko dundee te benn kilo sëdd bu nekk mi ngi jar 3300 njaane noonu beneen jën bi noonu kon bii rek mooy suñu intérêt ñun. ñu daal di nag wax itam ci beneen ndaje dem nag ci wàllu joyanti wàllu master yi ministère enseignement supérieur ak wàllu nag recherche aju ci gëstu gi coppite yi ñu bëgg rek indi yu gaaw sax ci efficacité bi aju ci système ak diplôme yi nañ koy daal di nag jébbale moom Cheikh Oumar Anne moo ko daal di xamle wax ne am na ay saafara yu ñuy daal di nag indi bu ko defee jafe-jafe ndaw yi faral ñu tàggat leen génn duñu am ak xëy ñu daal di koy nag saafara ministre bi nag wax ne dina amal yeneen ci ay xeetu joyanti ci wàllu nag formation licence ak master bu ko defee ku génn rek mën a am ci banxaas buñ la daal di dugal ca Mbuur la ñu amalee ab ndaje ñu teewlu kàddu yi ministre Cheikh Oumar Anne ci jokkoom ak Moustapha Sall. ndaje mi tey dañoo pour waxtaan sunu biir ñun ak ñun jàngalekat yi ak ñi nga xam ne ñoo jiite université yi ñu wax ci li ñuy wax master xam nga Sénégal am na fukki at tey dañoo defoon benn réforme bu nga xam ne dañoo am système LMD mooy que ne da ngay jàng pour am licence ñetti at boo amee sa bac nga jàng am ñetti at am licence benn yoon nga ciy redoubler boo génnee da ngaa war a dem wuti liggéey ñu tuuti ci ñoom ñu jël leen ñu defi master bu ñu defee master ñu def master 1 master 2 master 1 master 2 benn at lañ ci war a redoubler benn yoon redoubler bi sax baaxul mais exceptionnellement lañ ci war a redoubler déjà avec la licence war nañu mën a dugg ci bërëbu liggéeykaay yi mën a liggéey donc dañoo war a mën a am liggéey bu ñu paree mais gis nañu ne tey master yëpp étudiant bu am licence da nga bëgg a defi master loolu ñu gis ne dañ dul am liggéey bu ñu amul liggéey nag kon war nañu xoolaat suñu bopp ñun ñuy jàngale est-ce que xam-xam bi ñu joxe xam-xam boobu ki ko am dina mën a liggéey ci Sénégal am na ci tamit xam-xam bu nga xam ne mën na am ni ñu koy joxe doyul loolu yëpp ñu xoolaat suñu biir nan lañ koy defaraate pour que ku jàng ba am licence am nga xarañ
te boo xam ne boo demee wuti liggéey di nga ko am liggéey bu nga xam ne dañ lay fay mbaa liggéey bu nga xam ne yow yaa créé sa entreprise bu bopp parce que loolu moo am ci àdduna bi yëpp donc professionnalisation bi il faut ñu def ko te loolu dafa laaj xoolaat nan la ñuy jàngale loolu moom la ñu dajale woo fii tey di ci wax parce que master yi comme li ma wax 295 master la ñu am ci université publique yi dafa rëy mën nañu wax ne bu fekkee ne master d'enseignement la master yi fa taxawal tey yi nga xam ne dañuy pare rek professionnaliser wuñu leen master bu ci nekk sax am benn étudiant dafa ëpp parce que tey système bi soxlawul lu ëpp ñaar téeméeri master pour ñu dem defi 3e cycle doctorat soxlawuñ ko tey ci système bi soxlaaguñ ko donc il faut ñu taxawaat ko xool ko te loolu enseignants yi ñoo war a xoolaat seen bopp xoolaat naka la ñuy def parce que ñoom ñooy créer master yi moo tax ñu dajaloo tey suñu biir nangu déjà que ne dañoo war a changer suñu taxawaay pour liggéey ak lu gënal réew mi kanam mooy liggéeyal étudiants yi pour ñu mun a am ay lijaasa yi nga xam ne bu ñu paree dinañu mën a liggéey dañoo bëgg commencer li ñuy jàpp ci li ñuy def ni ñu commencer ko ci at bi di ñëw loolu mooy tax amuñu lu ëpp weer pour waxtaan jàpp ay solution wàllu politique gi ñu daal di ci nag kàddu mbirum Guy Marius Sagna mi ñu daal di sàkku ci moom mu dakkal grève xiifal gi bu ñu sukkandikoo ci awakaam médiation bu xalif général des mourides moo daal di nag indi li ni mel ci altine gi la ko bëggoon nag door tax nag ñu jàpp ne nag dafa yemoo ak wàllu manifester yi nga xam ne itam fas yéene nañ ko amal loolu nag lañ cay sàkku mooy rek ngir ak dal daal di am fexe itam ba lépp luy rëq-rëq ci mbirum manifester yooyu ñu daal di koy nag saafara maître Moussa Sarr daal di dëggal ne moom Guy Marius Sagna daal nañ koy rek transféré foofu ci prison bu Sébikotane ñu teewlu ay leeral maître Moussa Sarr ak El Hadj Malick. waaw suma client semaine bële bi ma ko seetee la ma yëgaloon ne dafa fas yéene dakkal bépp lekkam ak naanam tey la 15 la ko waroon commencé pour sàkk ñu bàyyi ñëpp ñu ñuy jàpp ci coowal Ousmane Sonko bi. ci diggante bi nag comme ni ñu ko yëgee te di ko rafetlu. Sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides yónnee benn délégation daje ak kuréel yi nga xam ne yépp dañu waroon a def ay marche ay sitting ay yëngu pour ñu bàyyi ñëpp ñi jàpp ci mbir moom ba leen sëñ Muntaxa waxee nañu bàyyi ñëpp bàyyi gi également ci kaw ndigal loolu ci la bàyyee li mu jàppoon ne dafay dakkal lekkam ak naanam tey donc moom itamit ndigal loolu sëriñ Muntaxa joxe ci la tënku. waaw dama koy dëggal mais loolu normal la du ab sanction du dara depuis bi Covid bi commencé ba léegi képp ku ñu jàpp dañ lay yóbbu Cap Manuel nga def fa fukki fan ak juróom ñu saytu ba xool ndax amuloo jàngoro ji su paree nag après ñu tas leen donc moom yóbbu nañ ko si bi xotaan mais loolu lu jaadu la fa la nekk comme yeneen nawleem itam fa la nekk ñu téye donc y a rien de particulier. ñu daal di nag wax ba tey ci wàllu woowu ak Kaffrine responsable ak militant yu alliance de pour la république ak Benno Bokk Yaakaar di ñaawlu nag xew-xew yi fii jota nag am ba tax ay nit daal di ci nag faatu yu ci bari ci ay rek am daal di ci nag yàqu itam ñu wax ne tey jii la ñu gën a rek fësal seen ànd ak njiitu réew mi fas yéene suqali plan Sénégal rek émergent Talla Cissé li moomu daal di nag lire résolution bi nga xam ne ñoom kuréel yooyu daal di bootu ci Benno Bokk Yaakaar def nañ ko ca Kaffrine ñu déglu ko Mamadou Camara. dinañ ci daal di dellu siwaat kon ki élément boobule ñu daal di woy wax ci grève bi nga xam ne mooy bu syndicat national technicien ak liggéeykatu ministère agriculture ak équipement rural ñoom ñi nga xam ne nag bañ leen waxee ne liggéeykat yi ñu ngi grève waa ministère ci boppam ne ñu daal yi fii bett na leen ndax ñu ngi nekkoon ci ay waxtaan ngir fexe daal di nag yembal situation boobu bu ñu sukkandikoo ci kii di Pape Malick Ndaw boobu les dossiers mu ngi ci circuit bi ba tax mu ngi woote ak dal ñu daal di saafara yi lay jafe-jafe Pape Malick Ndaw mooy secrétaire général ministère bi ñu dénk wàllu nag mbéy meek équipement rural ñu déglu ko ki El Hadji Malick Ndiaye. waaw tey bañ xëyee dégg nañ syndicat SYNTAS à travers seen secrétaire général ñu ne daal dañoo bëgg a donc seen loxo dem grève fan yi di ñëw parce que boobu ba léegi dégguñ dara ci seen doléance yi ñu joxoon dañ bëgg a rek préciser ne leen ñun si état organisé lañ nekk administration boo xam ne dafa am organisation
am réalité am ministre ba mu falee kuréel yi nga xam ne moo war a discuter ak syndicat yëpp donc war na mat ay juróom-benn weer boobu ba léegi ñu ngi ciy waxtaan dafa naa ne waxtaan bi sori woon na trop ba tënkoon nañ ci ay kàddu ñun ñëpp ñu d'accordoon ci ñu defal ñu woon ay proposition ñu étudier proposition yi ba tey jii proposition yi mi ngi ci circuit bi dossier la nag en instance ñi ko war a saytu ñu ngi koy saytu parce que problème mu indemnité la problème mu xaalis la dépendre rek ci ministre agriculture donc nag foog naa ne war nañ mën a teg seen grève boobu nga xam ne dañ ko bëgg a sumb ni ki àllarba dégluwaat tuuti ba xam naka la ñuy am ay résultats donc loolu moo tax daal wallaay jaaxal nañu trop ba ñu déggee ne ñoom dañoo war a def grève parce que boobu ba léegi climat bu apaisé lañ amoon waxtaan yu baax lañ defoon ñun ak ñoom si ay ñu waxtaan ko si njëkk ak teranga bañ tënk benn kayit dossier boobu tey ji ñi ko war a étudier ñu ngi koy étudier ñu ngi si circuit bi donc li ñu leen di ñaan rek mooy ñu xaarate ko tuuti dossier bi mën a sotti ñu mën a ñëw partager waat ko si comité bi. ñu daal di nag wax ci xeex bu ñuy xeex plastique yi di xeetu mbuus yi ko nuru mooy thème journée mondiale bi ñu jagleel ñi nga xam ne ñooy woy jëfandiku bésug tey gi fukki fan ak juróom ci weeru mars ñu jàpp ne nag plastique yooyu lee mën nañu nekk nag ab musiba ci woy jëfandiku yi ci seen wàllu nag wér-gu-yaram antenne régionale bu SOS consommateur bu Thiès amal nañ ci ab ndajeb sensibilisation Thiès Babacar Ndaw lépp loo xam ne lii jëm na ci wàllu plastique yi ñuy jëfandikoo loolee la consommateur international kuréel gi ëmb waaye jëfandiku yi àddina wërngal këpp tànn ren ngir sargal bis bi nga xamee ni ñoom lañ ko jagleel kuréel nga xam ni moo wër àddina bi bëgg na daal waaye jëfandiku yi topp ndigal yi ak tegtal yi rawatina suuxat bu baax nekkin wi ci li nga xamee ni moo jëm ci bàyyi jëfandikoo plastique. El Hadj Siré Bala Diallo président antenne régionale SOS consommateur doon def tukkib nemmeeku ci Tivaouane matière plastique li muy andi ay tolof dong ci suñu kew di loo xam ne lii mën na andi ay loraange ci suñu wàllum wérgu yaram di ñaan waaye jëfandiku yi yu yees yi ñu diglee suñu sukkandikoo ci SOS consommateur moo di ñu yeesal li ni mel di laaj itam ñu daal di jëmmal loi bi nga xamee ni amoon nañ ko ci fexe ni ñuy aare waaye jëfandiku yi loo xam ne li wote woon nañ ko ci assemblée nationale ci atum 2020 Siré Bale Diallo Tivaouane Babacar Sow doon suñu ko leen fii ci Thiès pour Sud FM. Babacar Sow la woon kon ca diwaanu nag ca sak Tivaouane ñu daal di wax ci liggéey yi nga xam ne ñu ngi doon jooyante aéroport bu Saint-Louis ne ñuy liggéey boobu ci weeru décembre dina daal di nag jeex 2021 ministre bi ñu dénk wàllu tourisme ak transport aérien moo ko daal di nag xamle demoon nag xool liggéey bi fu mu daal di nag toll moom Alioune Sarr woon askanu Saint-Louis ñu dugal seen loxo ci bile projet bi mu xamale ne mën na tax ñu daal di soppi xar kanamu dëkk boobu di Ndar Alioune Sarr ministre bi ñu teewlu ko kay tende Alioune Sarr kon ministre bi ñu dénk wàllu nag tourisme ak lépp lu aju ci wàllu transport aérien nemmeeku liggéeyu aéroport ba ca Ndar ñu déglu ko kii tende dama ñëw fii tey ak service yi ma yilif ñëw pour ñu xoolal suñu bopp liggéey bi nga xam ne moom la ñu dëgmal fii ci aéroport Ndar te su ko yàlla dogal ak jàmm fii ak at bi di jeex incha allah aéroport bi nañ ko jébbal population Ndar jébbal ko waa Sénégal. aéroport Ndar nag dafa bokk ci juróomi aéroport yi nga xam ne njiitu réew mi le président Macky Sall da ko fas yéene tabax ci Sénégal ci wetu aéroport Ndar am na aéroport Ourossogui Matam aéroport Ziguinchor aéroport Tambacounda ak bu Kédougou yooyu mooy juróomi aéroport yu njëkk bu Ndar ak bu Ourossogui ñoo tàmbale te incha allah fii ak at bi di jeex ñoom ñaar nañ leen mën a jébbal askan bi bu ñu jógee ci ñaar yooyu dem ci ñett yi ci topp muy Tambacounda Kédougou ak Ziguinchor njiitu réew mi yemul foofu ndax am na beneen dogal bu mu jël muy tabax yeneen juróom-ñetti aéroport yoo xam ne ci la Kolda bokk ci la Cap Skirring bokk ci la Podor Bakel Siménti Linguère yëpp nag aéroport yoo xam ne li tax njiitu réew mi le président Macky Sall indi ko mooy fexe ba waa Sénégal mën dem beeg dikk bi gën a yomb ndax ay la yowén jaaduwul nga nekk biir Sénégal boo waree jóge Ndakaaru dem Matam ngay def juróom-ñaari waxtu ci oto loolu lañ ko dépassé kon liggéey bi ñu xool tey sunu xel dal na ci ndax piste boo xam ne 2,000 mètres ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ci guddaay largeur bi nekk 45 mètres maanaam ñeent fukki mètres ak juróom donc dafa nekk aéroport bu mag gis nañu ne liggéey bi nga xam ne Transcode moo koy def ñoom méngoon nañu ak charte nga xam ne moom la ñu xaatim ci contrat bi ñu lié ak ñoom dëgg la nag am na ay tolof-tolof ñu fekk ci wàllu ay tool yi ñu fekk ci biir aéroport bi te il faut que ñu jëlee leen fi ndax loolu suñ ko yëkkatiwul day tardel aéroport bi donc maa ngi ñaan waa Ndar
ñaan képp koo xam ne yaa ngi ci biir Saint-Louis nga jàpp ci liggéey bi ndax lii njëriñu région Ndar yëpp la mais aussi njëriñu Sénégal yëpp la. Le contradictoire. Le contradictoire di wute gis-gis ci ñaari kàngam yu bokk benn yoon ku nekk ak sa gis-gis ku ne itamit ak ni nga koy càmbaree. Le contradictoire di pàcc bu bees bu leen Sud FM jagleel ci xibaaru suba si ngeen koy am altine ak àjjuma. Contradictoire day wax nag ci jafe-jafe xëyum ndaw ñi mesures yi nga xam ne nag jël nañ ko bu yàggul nguur gi ngir rek ca conseil des ministres ñu mën taxawu ndaw ñi ñu mën a amam xëy yan mooy doon nag cëslaay yi wala ponk yi ñuy daal nag jaar tonti daal di ciy jib ndax lu war a toll ci ñetti téeméer ak juróom fukk ci milliards ci suñuy koppar yi ñu ne dañ koy mobiliser ci wàllu financement projet ndaw yooyu Khadim Diop mi président conseil national de jeunesse daal di rafetlu bi lee doxalinu njiitu réew mi wax na itam fan la ñuy war rek daal di nag jaar ba yitte yi ñu mën ko saafara ñu déglu ko moom Khadim Diop ak Babacar Sam. Khadim Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yow yaay njiital conseil national de la jeunesse. fas yéene waxtaanee lu ñeel ndaw ñooñu le jamono ji biñ doon lim seeni jafe-jafe yan ñoo ci gën a fës. waaw jafe-jafe ndaw yi Sénégal bi nag bari na. mais dañ ciy jug yi nga xamante ni tey moo ci gën a am solo. chômage des jeunes mooy jeunes yi nga xamante ni dañuy jàng am métier te mënuñoo am liggéey te seen pourcentage bi toll ci 14%. beneen jafe-jafe ji mooy li nga xamante ni mooy pression sociale. leneen li nga xamante ni aussi tamit moom la ndaw ñi am jafe-jafe. mooy formation yi nga xam ni ndaw ñi dañ koy def suñ génnee li nga xamante ni tey moom la patronat bi di proposé loolu du méngoo. liñ gis aussi tamit mooy que ni jeunesse bi mënatunoo am liggéey boo xamante ni tey dinañ ci faj seen soxla. gis nañ aussi que ni tey jeune bi su jugee ni dafa bëgg a créer benn entreprise yi nga koy laaj ak këyit yi nga koy laaj day xaw a bari ba nga xamante ni ndaw boobu day découragé ba du mën a tabaxal li nga xamante ni mooy entreprise. beneen soxla ndaw ñi aussi tamit mooy suuf. tey jeunes yu bari am nañ ay projet pour dellu ca dëkk ba wala ñu toog ci Dakar bay mais mënatunoo gis suuf boo xamante ni dinañu permettre ñu bay mais aussi tamit mënatunoo gis suuf boo xamante ne sax dinañ leen permettre tey ba nga xamante ni tey ji dina am pour dëkk. beneen jafe-jafe bi ndaw Sénégal am mooy que ni tey fan yi nasa ko noccee pour fa gis ndaw yi Sénégal tey soo demee ci assemblée nationale tey amul fukki député yoo xamante ni ay ndaw la tey soo demee conseil économique et social benn ndaw kese tey moo koy représenté jeunesse Sénégal. nga dem au conseil des collectivités territoriales mën naa ni ñaari ndaw fa nekk. tey soo dee xool tey gouvernement du Sénégal benn ndaw rek tey fay nekk. li nga xamante ni tamit seetlu nañ ko te collectivité territoriale yi liggéey bi ñu waroon a def ndaw ñi di leen jàppale di leen former di leen encadrer liggéey boobu defuñu ko. baneen li nga xamante ni moo gën a yokku coono ndaw li ci fii ci tool mooy les conséquences économiques Covid-19 parce que bi Covid-19 bi ñëwee tax na ndaw ñu bari tey ñàkk seen liggéey ak difficulté yu bari yoo xamante ni amoon nañ ko gisuñu woon saafara si moo tax tey fii ñu egsi nga xamante ni tey gouvernement bi tey nee na dina jël ay mesures pour mën a saafara jàmbatu ndaw ñi. voilà justement si mesures yooyu njiitu réew mi daal dinay annoncé ne lii di conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes dina daal di daje gën kaa yàgg 10 avril waaye itam lii di 350 milliards dinañ ko mobiliser ngir financement ak liggéeyu ndaw ñi yemul foofu am na yeneen mbëbët yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko lu si mel ni gën a baral liggéey bi jëm si réalisation 45 centres départementaux de formation professionnelle ak 45 maisons de la jeunesse et de la citoyenneté loolu tamit ay jéego la. waaw état du Sénégal am na jéego yu bari yoo xamante ni def nañ ko pour jàppale ndaw ñi. mais li nga xamante ni mooy ñuut ci tool yi. mooy jéego yooyu état yi def. ak li nga xamante ni jeunesse bi moom lañ soxla dafa am benn gap. tey damay jël benn exemple mooy 350 milliards yi nga xamante ni état nee na moom lay jagleel ndaw ñi pour ñu financer seen projet de jeunes yi. baax na lool mais du doy. du mën a répondre demande bi nga xamante ni jeunesse bi moom lañ wane. te tey soo dee xool tey normalement suñu bëggee financer projet de jeunes yëpp 2021 dafa war a financer 150 milliards. 2022 150 milliards. 2023 150 milliards. mu nekk ci 450 milliards. te tey enveloppe bi nga xamante ni tey état du Sénégal moom la teg mooy 350 milliards kon tey jii day am benn gap de 100 milliards. nga jëm ci li nga xamante ni mooy conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes. comme ni ko nit ñi di dégg ci communiqué de presse wala ci télé bi noonu la ko jeunesse Sénégal di déggee noonu la ko conseil national di déggee
tey ba fi may waxee gi amul benn courrier bu jóge ci ministère de la jeunesse wala ci ministère de l'emploi wala ci présidence de la république boo xamante ni dañuy informer par rapport ak loolu nga xamante ni état moom la def. njiitu réew mi fas yéene waxtaan ak ñenn ci kuréel yi ëmb ndaw ñi est-ce que yéen daal dinañ leen di convier est-ce que di ngeen ci bokk. waaw comme ni ma ko waxee woon ci conseil national pour l'insertion et l'emploi noonu laa ko waxee tamit ci appel boobu. ni ngeen ko gisee ci communiqué conseil des ministres noonu la ko conseil national de la jeunesse gisee aussi. amul benn courrier boo xamante ni envoyé nañ ko conseil national de la jeunesse ni ko waxtaan woowu kat jigéen ci bokk. dinañ ko rafetlu nag mais ñun liñ bëggoon waru woon di nekk loo xamante ni dañuy xaar ba problème am rek ñu bëgg a woo jeunesse bi di waxtaan ak ñoom. tey normalement tey chaque 6 mois président de la république dafa waroon a woote ndaje bu rëy woo jeunesse Sénégal bépp laaj leen seen xalaat ak aussi tamit ni réew mi di doxee. tey su fekkoonte ne tey loolu amoon na depuis 2017 bi ñu ko falaatee aussi tamit mu def ko kon tey problème yi du egg tey mën naa ni tey gouvernement bi dégluwul woon préoccupation jeunesse su Sénégal yi. mais nag fekkente ni tey taxaw nañ ba xam ni tey bala ñoo def dara dañoo war a déglu ndaw ñu waxtaan ak ñoom ñun dañ koy rafetlu te di xaar aussi tamit convocation bi nga xamante ni mooy tax jeunesse su Sénégal bi participer ci ndaje yooyu nga xamante ni moom la président de la république bëgg a jiite. Khadim Diop maa ngi lay sant di la gërëm. man aussi maa ngi lay sant di la gërëm. voilà di fàttali yow yaay njiital conseil national de la jeunesse. suñu ñaareelu invité bi di Abdou Kane professeur ci wàllu économie la nekk assesseur bu foofu ci faculté bi ñuy wax FASEG ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mu gis na nag faaw secteur privé bi ñu daal di koy nag dooleel daal di xayma itam li nga xam ne mooy xayma déggoo diggante nag convention nationale ak état ba ci ñi nga xam ne nag ñooy jël nit ñi di liggéey di employeurs yi joxe na itam yenn charte yi nga xam ne bu ñu sàmmonteeg moom ci wàllu recrutement ak formation mën na tax projet boobu daal di nag am ay jeexital yu baax ñu teewlu njàngatam moom professeur Abdou Kane ba tey ak Babacar Samb. professeur Abdou Kane maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. yow jàngalekat nga sa xel màcc jëm ci wàllum koom ngay assesseur itam FASEG di faculté des sciences économiques et de gestion bu UCAD université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñu fas yéene waxtaanee lu jëm ci wàllum financement ak liggéeyu ndaw ñi njiitu réew mi Macky Sall daal di xamle ni jamono ji lu taxaw temb la ñu war see taxaw bu baax a baax ba tax na lu tolloox ñetti téeméeri milliards ak juróom fukk daal di na koy annoncé ne dinañ ko mobiliser ngir financement ndaw ñi ak seen liggéey. naka nga jàngatee dogal yi njiitu réew mi jël ci wàll wi lay. waaw loolu lu baax la ñu gis problème am na njiitu réew mi jël engagement def ay financement yu doy pour ndaw ñi loolu am na solo wante dama bëggoon fàttali rek ne ñun yàgg nañ bi génne ay milliards di ko def ci xëyu ndaw ñi te ba léegi amuñ ci résultat yi ñuy wut loolu nag daf ñu war a indi ci jàpp ne. du question de xaalis kese boo génnee xaalis bi déjà da nga war a xool avant ngay joxe xaalis boobu xaalis yi nga jotoon a joxe ba pare fan la jaar ak lan la indi ci wàllu xëy ndaw ñi ndax loolu mooy tax nga mën a def redressement bu fekkee ne nuñ ko defee woon baaxul woon nga xam ne sa 350 milliards yi bees yi ngay dugal yow neneen nga koy war a gérer parce que sinon da nga koy dugalaat même problème bi amaat fii ak ñaari at wala benn at. nit ñi ñëwaat te gis naa tamit ne xaalis yu bari ci enveloppe yi ñu génne dañuy jàpp ne rek da ngay xool jeunes yoo xam ne dañoo am ay projet rek nga financé leen waaye damay fàttali tamit ne jeunes yu bari bu ñu gisee ne xaalis génnee nañ ko dinañ dem lijjanti ba am projet bu taxaw ba ñu bindal leen projet boo xam ne ku ko liir da ngay wax ne lii baax na nga joxe xaalis waaye fekk ñoom si seen bopp projet boobu xamuñ ci lenn da leen jox xaalis bi ñu def ko ci leneen. wala même bu ñu demoon sax ba nekk de bonne foi ba def lu taxoon ñu jox leen xaalis bi du ñu réussir parce que dañ leen a bindal projet yi wala dañ leen a lijjantil ba ñu am projet bu taxaw boo xam ne buñ ko déposé ñu financé ko loolu moo tax man ma yaakaar ne état bi dafa war a xool ni ñu doxalee woon yële est-ce que mooy programme yu njëkk yi ñu defoon nga xam ne génne woon nañu xaalis est-ce que ñu doon viser dëgg ci jeunes yi ñooñu jotoon nañ leen est-ce que jotoon nañ ci alal bi ak nan lañ ko gérer loolu mooy tax bii yoon ñu mun a éviter problème yi ñu amoon te beneen mbir bi ma si bëggoon a yokk ci boobu ci sa laaj boobu noonu mooy
que gis nañu ne dañuy faral di wax waxu entrepreneuriat start-up loolu baax na lool am na solo nit il faut que mu nekk entrepreneur tuuti jéem a jël ay initiative wante su fekkee da ngaa nekk ak population jeune boo xam ne ñoom ñi ci bëri si ñoom mosuñoo stage sax mosuñoo def lenn yow lu gën mooy nga xool entreprise yoo xam ne dañoo exister ba pare maanaam ñu ngi dox même bu fekk dañoo am ay jafe-jafe sax nga jàppale leen ba ñu suqalikuwaat jugaat mais nag boo leen di jàppale nga jox leen condition na ay condition ne leen dama leen di jàppale de waaye il faut que chaque at wala chaque weer wala chaque yéen a xam ne ngeen koy téye ngeen jël tant de jeunes ñu liggéeyal leen. voilà di fàttali sax ni njiitu réew mi si communiqué bi ñu jot a génn si conseil des ministres daal dinay rappeler li ni mel ne secteur privé bi foog mu daal di taxaw ci développer ay initiative ngir lu jëm si wàllum liggéeyu ndaw ñi ak seen insertion. loolu am solo la ndax secteur privé mooy joxe liggéey ci réew état day recruter tuuti rek mais lu muy jël ci ay nit loolu mënul régler problème chômage dëkk bu mel ni Sénégal boo xam ne ay jeunes ñoo ci ëpp dynamique démographique du Sénégal moo mel noonu donc c'est normal que secteur privé bi participer ci wante pour que secteur privé bi ci boppam mun see participer nag nu mu waree il faut que état bi jàppale leen tamit jàppale bi mooy ci ñaari fànn ci wàllu yombal seen accès au financement ci banques yi ak beneen wàll bi mooy mesure fiscale yi état bi war a jël moom pour yombalal liggéey bi entreprise yi ba pare nag mu tegal leen nag loo xam ne ay conditions lay doon ñoom tamit maanaam dinaa leen jàppale ci lii ak ci lii wante en contrepartie yéen il faut que ngeen di jël ndaw ñi ba pare ñu koy surveiller nag du rek wax leen ko nii mais ñuy surveiller ndax gis nañu ne ñun bi ñuy def évaluation d'impact li ñuy tuddee convention nationale état employeur gis nañu ne am na ay jeunes yu bëri yoo xam ne dañ doon dem ci entreprise yi waaye duñ fa jàngee dara dañuy dem def stage wala yooyu ay ñaari at wala lu ëpp sax mais bu ñu génnee ñoom ci seen bopp dañ lay wax ne vraiment yàgg nañ foofu waaye du liggéey bu ñu leen daan jox foofu pour ñu koy liggéey méngoowul ak ñoom lu ñu jàngoon te méngoowul ak ñoom lu ñu fa doon wuti donc loolu tamit état bi daf ci war a veiller nekkul ne rek da ngay dimbale entreprise yi di joxe sa xaalis di fay rek ñoom buñ la indilee ay liste rek ne la jël nañu diw ak diw ak diw yow sa yoon nekkatu ci déedéet il faut que ñu am culture de l'évaluation ñuy xool ci boobaa nag secteur privé bi dina mën a dox voilà ci beneen fànn bi nag mooy suñu wàllu économie nu mu doxee ci boppam mooy entreprise yi nekk biir Sénégal ñu ci bëri seeni produits demeewul noonu seen compétitivité demeewul noonu moo tax ndax dañoo nekk dëkk boo xam ne ñu li ñuy importer maanaam li ñuy jéegaane bitim réew dafa bëri ci wàllu loo xam ne loolu la ñuy lekk ak ci wàllu loo xam ne loolu la ñuy jëfandikoo ci wàllu machine ak yu mel noonu équipement loolu yépp tax na ba suñu entreprise locale yi dañu am ay difficultés. professeur Abou Kane maa ngi lay sant di la gërëm. waaw maa leen di gërëm yéen tamit. di fàttali jàngalekat nga ci xel màcc jëm ci wàllum koom di assesseur itam bu FASEG ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar.